miroir Covid-19 mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu fas yéene ànd ak yéen ci suñu émission bi nu dippee miroir Covid-19 opération daan corona ni ngeen ko xamee saa su nekk tey jii nag dañ koy tàmbalee ak sunu tableau bi 6 avril atum 2020 Sénégal mu ngi ci ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn ci ay cas maanaam 226 tey nag am nañu ñeenti cas yu bees bu nu xaymaa lépp am na juróom-ñeent fukk ak ñaar ñu wér waaye itam am na ñaar ñu ñàkk seen bakkan delluwaat rek wax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk en traitement muy téeméer ak fanweer ak benn boo leen xoolee itam carte bi di ngeen gis région yi nga xam ne Covid-19 leen a laal muy Ndakaaru Thiès Diourbel Saint-Louis Fatick Ziguinchor Kolda Tambacounda diwaanu Louga itam yokku na ci ak benn cas. ni ñu koy waxee rek saa su nekk xam ngeen ne table bi boo leen ko xoolee xam ne suñuy correspondant ñi ngi fépp dañuy dem ca banlieue bu Ndakaaru foofee di Kër Massar Salif Sow la ñu fay fekk xam ngeen ne itam gox la boo xam ne la fa nekk ci limu doomu aadama takku na ñu ngi naan 600 000 habitants tax na nag ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite gox ba di dox ci lu jëm ci wàllum sensibilisation Salif Sow maa ngi lay nuyu. rond-point bi mooy bu Kër Massar. am na ñaari cas communautaire ci commune bi nga xamante ni lañ nekk te mu nekk ci département bu Pikine kenn ki am na fukki contact keneen ki ci lu ñu xamal soxnaam jaaykat la ci benn marché ci gox bi Kër Massar askan wi fi yeewoo lim bi ëpp na xaaju million 600 000 habitants la ñu wax 140 quartiers lañ ñu wax dinañ ci ñëwaat ci kanam ak ki nga xamante ni moo jiite gox bi di maire bi di Moustapha Mbeng waaye balay moom askan wi am na ñoo xamante ni daje woon nañ ak ñoom balaa waxtu couvre-feu bi ba mu des ay fukki simili ñu déglu leen ñëwaat. su Kër Massar demee ba am kaa te xamuñu moom fu mu ko jëlee te fii nii bëccëg bi boo fi ñëwee sëñ bi da ngay yaakaar ni Kër Massar fii la nit ñi yem ndax day bari nit tellement que buuxante bi te loolu wóorul nit mun nga dajeek nit fekk mu ngi koy xam te doo ci xam dara mu indi la ay conséquences feebar bi di gën di law te loolu du suñu arrangement ñun. monsieur le maire incha allah dina ñëw ci rond point bi nga xamante ni mooy bu Kër Massar bu néewee ba néew ci ay xayma war na ëpp 200 000 doomu aadama yoo xamante ni fii la ñuy jaar. sa commune monsieur le maire dafa am lu ñuy wax ay cas communautaire maanaam nit ñoo xamante ni dañoo amee coronavirus te dëgg xamuñu kan moo leen ko wàll ndaxam noonu la demee d'abord. waaw noonu la demee parce que fii ci Kër Massar enregistré nañu suñu premier cas barki démb bi test yi génnee ne dafa am coronavirus mais cas bi dafa nekk koo xam ne dafa jóge woon Touba ñëw fii ci kër ay gorom nekk fa. bi mu ñëwee tamit feebar bi mu feebaree tëdd ci kër gi di jéem a faju après nag si la ñu doog a xam ne dañ ko seet xam ne dafa am corona léegi nag moom am na ay contact yoo xam ne tamit aussi defoon na ko fii ci biir commune bi ñi ngi tracé di jéem a génnee ñi nga xam ne ñoom la defal ay contact ñi mu defal contact comme ni nga ko waxee rek nombre bi xaw na bëri tuuti ndax bu matul fukki nit it ëpp na ko ñooñu tamit def nañ leen test. fan ngeen leen di yóbbu quarantaine parce que gis nañ li xewoon Pikine toog leen seen kër quarantaine gars yi di génn dox seen soxla. waaw non hôtel lañ leen di yóbbu déjà waxtaan nañ ci man ak le sous-préfet ak le préfet gouverneur pour ñu mettre leen en quarantaine ci hôtel. ñu ngi ñaan yàlla rek ñun ñëpp ñu boole suñuy doole. ñu jéem a respecter les mesures parce que affaire bi tamit du maire mais discipline xam nga fii tey par exemple nga wax ne ay 200 personnes ñoo fi taxaw. ay 200 000 personnes ñoo fi taxaw par jour rek ay 100 000 personnes ñoo fiy def mais tere nañ leen wax nañ leen liñ leen war a wax yëpp mesures yëpp jël nañ ko nit ñi nag xoolal ñoo war a am discipline ñoo war a am yar xam ne ñun li ñu leen di tere wuñ leen loo xam ne suñu intérêt bopp la mais li ñu leen di tere seen intérêt la ñoom intérêt Sénégal yëpp la. donc loolu la ñu yaakaar daal ne li ngi koy lancer appel bonne volonté yi nekk Kër Massar aussi bëri nañ ñoom tamit gisaguñu benn bonne volonté bi ñu commencé ba léegi mairie bi mooy jóg di daanu. ñu daan feebar bi di noon boo xamante ni wax nga ko sànq bu la jekkoo wala bu ko jekkoo du ko baal Kër Massar ñu fàttali ne am na ñaari cas communautaire am na daanaka ñaar fukki contact yoo xamante ni ñu ngi leen di xool incha allah TFM télévision Futur Média dina leen ko toppal résultat yooyu bu génnee incha allah dina leen ko dégtal mbokku téléspectateurs yi. lii leen indiloon tey ci banlieue bu Ndakaaru rawatina fi nga xamante ni mooy diwaanu Kër Massar.
Salif Sow ñu sant ko bu baax gërëm ko xam ngeen ne bu nu jógee Ndakaaru dañuy des ci biir réew mi doxantu ba Ndar Géej. Ndar itam am na juróom ci ay cas yu Covid 19 naam kenn ko wér na ñeent yi ñoo nekk ci traitement lu ci mën a am service d'hygiène ma nga ànd ak kilifay dëkk ba ñuy liggéey bu am solo jaarale ko ci cet gi nag buñ ko waxee daal di fomp setal itam fomp mbedd yi loolu yëpp di ab liggéey bu nuy amal ca Ndar Géej dañu fay fekk ku ñu naan Ousseynou Diop Ousseynou. soxna Faty ni nga ko waxee noonu la diwaanu Ndar Géej moom xam nga jamono ji li fi gën a fës ci wàllu xeex bi ñuy xeex lii di coronavirus bi moo fi gën a fës gis na nag ci diwaan bi xam nga ni léegi ñu ngi ci juróomi cas yoo xamante ni dañu positif benn ca fële ci Richard Toll ñeent ñi ci diwaan Ndar Géej ñeent yi moom jàppal ni kenn ci ñi nga xamante ni moo njëkkoon am feebar bi daal dinay wér diwaan bi nag li ñu gën a nemmeeku mooy ñu ngi gis ni ñi di kilifa yi ñu ngi def ay efforts yu mag ngir xeex lu jëm ci wàllu coronavirus bi bokk na ci loolu ay opération de lu jëm ci wàllu lii dëkk bi ñu dem ci yenn gox-goxaat yi waaye tamit dem ci yenn ci yi nga xamante mooy yoon yi ngir nag dem ci marché yi daal di dem nag itam xool yenn bërëb yi nga xamante ni am na ay nit ñu fa daan rassemblé ñu def ay opération ñii di wax service d'hygiène nag ñoom nee nañu lii bokk na ci li nga xamante ni mooy gën a mën a xeex lu jëm ci wàllu coronavirus bi. dañuy door ci marché Saint-Louis ak marché Ndar ak marché Sor waaye itam suñu paree ci loolu dañuy ut appareil bu mag bi mooy bu ñu woowee nébulisateur de grand débit mooy ñëw pour def désinfection des rues et ça aussi y aura am benn programme boo xamante dañ koy tëral pour wax ban quartier la ñuy jaar tey ban quartier la ñuy jaar ëllëg kooku noonu après kooku c'est une activité bi ñuy def. ba tey ci wàllu woowu soxna Faty leneen loo xamante ni tamit mën nañu ko wax xam nga ni jamono ji ñu ngi wax ni dañuy séddale ay lu jëm ci dund ngir ñi nga xamante ni ñu nekk ci yenn ci gox-goxaat yi ay ménages yu bari yoo xamante ni loolee da leen concerné ministre bi yore lépp lu jëm ci wàllu woowu nag nee na dégg nañu ni naam am na ñoo xamante ni ñu ngi def ay liste yu ni mel moom nag Mansour Faye nee na ma ngay ñaax ñi nga xamante ni ñooy def lu ni mel ndaxte gis na ni daal état bi am na ñoo xamante ñoo ko toogal ci yenn ci ay gox-goxaat yi te ñooñee liggéey bi nga xamante ni moo leen war mën nañ ko def ñu teewlu ko. séddale daañu joxe pàccu maanaam wàllum commune bu nekk dana jot wàllam ci wàllum ci ñu ko war a yellool loolu amul benn gouverneur wala benn préfet wala benn sous-préfet bu jotu ko liste boobule donc kenn xamagul sa wàll ci mbir mi la donc eggaguñu foofu donc ni man lu may ñaan askan bi mooy nañu teylu nañu déglu seen administration territoriale daañu leen wax exactement ban yoon la ñu war a mën a jaar pour que ñu war a tànn ñu koy yellool ñi mën cee am donc opération bu ci nit def fu mu nekk nii te jotoo consigne wala jotoo maanaam circulaire boo xam ne jóge na ci administration compétente yaakaar ne nekkoo ci yoon. kon nag soxna Faty mi ngi noonu diwaan Ndar Géej moom ñëpp ñu ngi dugg ci wàllu xeex bi bu fekkee ni ñi nekk ci wàllu baraak bi la nekk ci Guet-Ndar conseil de quartier yi délégué de quartier yi ñu jëm ci wàllu ñi nga xam ne ay conseils municipaux kenn ku ne li nga xamante ni moo la war mooy fexe andi sa ndimbal jëmale ko ci wàllu xeex bi mu mel na kon jamono ji ay millions la ñu gis ni dañ koy dugal ci wàllu xeex bu ni mel fii ci diwaan Ndar Géej soxna Faty fii nag sa xarit Ousseynou Diop ak Habib Seck ñoo fi nekkoon. beneen diwaan bu Covid 19 am muy diwaanu Mbour Géej Mbour itam foofu la ñu fa nimmeeku mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci waax yi dañu ne am na seen ay naataangoo yu yor seeni gaal di dawal di dugg foofile ca biir li ñu wax nag xam ngeen ne dañoo tere lu jëm ci wàllum dem beeg dikk bi ci dëkk ak dëkk loolu nag tax na ba ñuy sàkku ci askan wi ñu gën a ibbi seeni gët Abdourahmane Diallo la ñu fekk ci diwaanu Mbour Abdourahmane Diallo. Faty ñu ngi fii ci Mbour di dëkk bi nga xam ni coronavirus bi am na fi doole ci loolu tamit am na ci ñu bari ñi nga xam ni dañu njort ni ñu ngi jóge ci ay dëkk yu mel ni Mauritanie ak li ko wër di ñëw ak ay gaal ci dëkk bi ngir daw loolu nag mu doon mbir mi nga xam ni ñenn ci ay nappkat ñaawlu nañ ko waaye autorité locale yi ñoom it ñaawlu nañu mbir moomu ñu déglu ci Saliou Samb moom mooy njiitu conseil départemental bu Mbour. mais li ñu ñaan déjà ñooñu su nekkee ne am na ñu nekk ci gaal yi bëri nañ fi suñu ñëwee nañu yëgalu pour ñu mën leen jël def ci matuwaay bi ci war boo xam ne dina leen aar ñoom aar askan bi mooy ñu jël leen jëbaleen ci benn bërëb xool leen ba pare temps bi ñu war a am pour ñu toog fa ba ñu xam ne jàngoro bi nekkul si ñoom ñu doon leen bàyyi ñu doon dem seen i kër ñu nekkuñu ay seen i ennemis nekkuñu suñu ennemi donc loolu la ñuy laaj ñooñu nga xam ne ñoo yore gaal yi ñu def noonu. déjà di tamit lancer benn appel mooy ñi nga xam ne les acteurs de la pêche il faut que ñu gën a vigilant par rapport ak veille bu ñu war a am ak taxawaay bu ñu war a am ba xam ne gaal yooyu
duñ ne mos a bàyyi ba ñu accosté te fekk ne gendarmerie nekk fa te fekk fa tamit aussi tamit yëgaluñ ko monsieur le préfet yëgal ko aussi autorité yi nga xam ne ñoo war a taxaw di santé ñëw taxaw saytu affaire bi def ci luñ ci war a def. mbir moomu tamit préfet bi yëkkati na ci kàddu moom sax mu ngi jéem a dalal xel yi ngir wax ni kilifa yi dinañu bàyyi xel lépp li nga xam ni tefesu Sénégal yi la. Mor Talla Tine. koo xamante ni jugee nga bitim réew ñëw signalé wul ñu yóbbu la fañ la war a yóbbu nga am sa sécurité waaye aussi nga sàmm sa sécurité ñi nga xamante ni ñoom lay jegewaale. donc tey jii nii alhamdulilah service yi nga xamante ni ñoo war a taxaw pour liggéey ci wàllu woowu chaque jour ñu ngi sur le terrain muy police gendarmerie muy personnel de santé bi parce que ñoom tey neelawatuñu ñoom ak force de défense et de sécurité yi ñu ngi liggéey pour que vraiment département de Mbour tendance bi ñu observé depuis quelques jours mu mën a wéy. Mbour coronavirus bi dal na fi ci lu toll ak fukk ak ñeenti doomu aadama donte sax am na ci ñaar ñi nga xam ni am nañu tan. Abdourahmane Diallo toggal ñu ca diwaanu Mbour ñu koy sant di ko gërëm des ba tey ci biir réew mi mbokk yi doxantu ca Sine foofee ca Fatick la ñu fa gis rek mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngatu ci wàllum culture di aada ak cosaan ñoom it dugal nañ seen loxo ci xeex jàngoro ji di Covid-19 ba tax na sax fent nañu ab way jagleel ko xeex bi jaarale ko ci sensibilisation. Aminata Goudiaby la ñuy fekk ca diwaanu Sine Aminata nuyu naa la. Faty maa ngi lay fay di nuyu mboolem téléspectateur u TFM tey jii nag dañu demoon ci ay nit ñoo xam ni dañu am wàllu yaatu ñoom en tout cas ci liñ jàpp mooy ci xeex jàngoro ji di coronavirus mu bokk ci ay artistes yoo xam ni ci région bu Fatick la ñu nekkee ñoom nag li ñu def jamono yi mooy génne ay single yoo xam ni dañ ciy sensibiliser askan wi di leen wax itam gestes yi nga xam ne moom lañ di war di def ngir moytandiku feebar bi kiñ ci njëkk a taseel nag moom ab rappeur la. porteur de voix la donc da ciy am solo yu mel ni nit ñi buñ nekkee ci njàqare duñ xam fan la ñuy teg seen tànk yow porteur de voix bi am nga nit ñoo xam ne ni ci askan bi yow la ñuy gëm te yow la ñuy déglu da ci am solo nga def ci sa participation comme niñ ko ñëpp di defee en sénégalais yëpp di defee ku amoon ay moyens bu ñu yoroon ay milliards dañ koy yóbbu tey gouvernance jàppale leen ci sensibilisation bi comme ñun ay artistes lañ te ñun suñu moyen suñu doole moom mooy suñuy voix mën na yegg foo xam ne amaana voix wu sénégalais lambda bi mën na faa yegg. am na keneen koo xam ni itam moom artiste la waaye nag ci musique séeréer lay yëngatu Sémou Gningue lañ koy wax mi ngi cosaanoo moom itam fii ci Fatick jamono ji génn na moom itam ab single def ko sax clip ngir rek moom itam jàpp bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di sensibilisation gi ak itam xeex bi nga xam ni ci la kilifa yi nekk ngir xeex Covid-19 génne ko ci réew mi. bon bu fekkente ne man aw ma xaalis bu ma joxe aw ma ay saabu ak ay omo yu ma joxe waaye am naa sama xel ak sama xalaat comme porteur de voix la nag. ci li nga xamante bu ma ko waxee nit ñi dégg ma ci loolu lay wax boo xoolee vidéo bi sax maa ngi jooy ci biir vidéo bi ndax feebar la boo xam ne feebar bu lëng adduna bi yëpp la dafa lëmb adduna bi man ne xaar ma woy ci li nga xamante moom laa sentir wax ci biir woy bi ne yal nañu la musal ci feebar bi ndax ñu mun a dellu di dajaloo. ñoom yamuñu rek ñoom artistes yooyu yamuñu rek ci génne ay single dañu bokk itam di wër région bi di def ay sensibilisation di yee askan wi ci ni nga xam ni moom la feebar bi nekkee danger ak itam ni nga xam ni moom la mënee sonal doomu aadama. damay sensibiliser nit ñi pour ñu moytu ko sensibiliser nit ñi ñu raxasu ba set sensibiliser nit ñi ñi nga xam ñu toog seen kër yi. population bi nga xam ne ñoom ngay représenté muy séeréer yi li ngay wax ñu ciy gis seen bopp di gis yenn termes yi. da yaakaar naa ne rajo yi nekk Fatick yëpp lañ def parce que single bi génne dañ ko jox rajo yi ñu commencé ko teg mooy dañ gis ne rajo yi ñoo ëpp impact parce que moment bi comme génn ci mbedd mekk yooyu noonu tere nañ ko pourquoi pas duñ def tournée ci rajo yi. mu mel na nag comme niñ ko nemmeekoo fu bëri fi mu ne nii ci réew mi artistes yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci région bu Fatick ñoom dugal nañ seen loxo bu baax a baax soobu ci xeex jàngoro ji te fas yéene wu ñoo yam foofu nee ñu kilifa yi lépp lu ñu sumb rek ngir xeex jàngoro ji ñoom fas yéene nañ cee dugal seen loxo. beneen xibaar bi ñu wax rek mooy ba fii mu ne lu ñeel région bu Fatick bilan bi ñu mujjee am ci jàngoro coronavirus gi moo di 6 cas suspects yoo xam ne yëpp bañ leen defalee ay test dañoo négatif te itam fi mu ne kilifa yi fexe nañ ba am benn centre de traitement boo xam
ni mi ngi fii ci biir commune bi nga xam ni képp ku ñu njort ne am nga feebar bi mën nañ laa yóbbu ci bërëb boobu ngir faj la loolu nag autorité administrative yi ñoo ci taxaw ba mu antu. Aminata Goudiaby ñu koy sant bu baax di ko gërëm ndawi Sine dugal seen loxo ci xeex bi ndawi Pakaaw itam ne kenn du dem ñu des ca Sédhiou xam ngeen ne muy Pakaaw juróom-ñeent ci ay commune di ay ndaw yoo xam ne fa la ñu yeewoo ñoom it dañoo soobu takk seen ndigg taxawal seen kuréel ànd ak kilifa yi di xeex dugg ci biir gox-goxaan yi di wax ak askan wi. Bakary Konté lan la ñu mën a jàpp ci Sédhiou. lu ñu mën a jàpp ci village yi ci mel ni gox bu ñu wooyee Pakaaw dafa nekk ay gox yoo xamante ne xam nga ni ñu bëri tradition bi ak yenn gëm-gëm yi tax na ba ñenn ñi di foog sax di ne est-ce que feebar bi am na ba tax na am na ñoo xamante ne dañu jóg benn association ba ay ndaw lañu ñu leen di wooyee From Pakaaw Walilu Laay ñoo jóg ci gox yooyu juróom-ñeenti commune ñiy sensibiliser askan bi ci raxasu loxo importance bi bu fa am ak tamit rassemblement yi ni ñu ko mën a éviter donc ndaw yooyu ñoo nekk ci juróom-ñaari communes yi nekk fii ci diwaanu Pakaaw ñu topp leen xool ci liggéey boo xamante moom lañ nekk di def nañ leen déglu ci seen initiative boobule. dëkk par dëkk sensibiliser jeunes yi xamal ne loolu nañ ko bàyyi nañ sorante kenn ku nekk na toog sa kër gis nga feebar bi fu mu dem rek nit moo ko fa yóbbu bu fekkee ni demalante bi dañ ko wàññi yàlla mën nañu muusal du ñu am feebar bi kon loolu danañu dugg dëkk par dëkk sensibiliser nit ñi wax leen loolu nañu sorante nañu bàyyi kenn ku nekk dem ay ndaje yi nga xamante ni amul benn solo amul benn sens bu ñu ko bàyyi incha allah feebar bi incha allah dinañ ko mën. autorité locale yi nekk fii ci diwaanu Pakaaw ñoom ñëpp daal di rafetlu initiative boobule maire bu Woudoukar Sankou Sagna di ko rafetlu moom tam mi ñaax askan bi ñu mën a respecter consignes yoo xamante ne agent de santé yi moom la ñuy joxe. moytu bi fan la tàmbale mooy ñu fexe bañ a def ay dajaloo yoo xam ne amul njëriñ dajaloo yoo xam ne mun na bañ a am ñu éviter ko. ñaar mooy joxante loxo nuyoo yemul si joxante loxo mun nga ñëw nga ne salaamaaleykum si mbooloo boo xam ne téeméer nit la ñoom ñëpp ñu fay la benn yoon ñu la téeméer mais boo buggee joxe ku nekk loxo loolu day tax ba feebar bi law. lu tax feebar bi di law parce que feebar bi lu tax dañ ko war a ragal parce que feebar la boo xam ne dina jàpp nit fukki fan ak ñeent yow mii feebar doo ko xam donc da ngay walla feebar bi yow doo ko xam ñi ngay walla tam ñoom duñ ko xam loolu vraiment ñun ñëpp dañu war a booloo nekk benn xeex Sénégal amul adversaire tey benn adversaire mooy feebar bi. à part campagne de sensibilisation boobu ndaw yi dañuy jël xaalis daal di jënd ay gel saabu wante tamit eau de javel jox ko askan bi pour ñu mën a jàppale seen bopp loolu tam nekk seen contribution ci xeexu Covid 19. Bakary Konté la woon ñu sant ko bu baax gërëm ko jeexale ak ci diwaanu Ndoukoumane foofee ca Kaffrine dafa am dëkk yoo xam ne couvre-feu ba daanaka respecté wuñu ko bu nu waxee lu ni mel dafa am ñoo xam ne daal bu nu couvre-feu bi jàllee ba noppi itam dañuy wéy di doxi seeni soxla Oumar Ndiaye dem na sax benn ci yooyu la dëkk Oumar Ndiaye ñu ngi lay nuyu. jërëjëf soxna Faty Dieng ñu ngi lay nuyu di la dalal fii ci diwaanu Ndoukoumane comme ni ko baaxoo di ko def rek tey nag dañoo dem dëkk bu ñuy wax Pancang nag toll na ci juróom-ñaar fukki kilomètres ak lu teg ak commune bu Kaffrine digaloo ak réewu Gambie mu di gox boo xam ne daanaka dem beeg dëkk bi yaraax na lool ci boobule gox mu ni sabab ki nga xam ne moom moo di sax adjoint maire bu commune boobu di Médina Salam 2 yëkkati ay kaddu di sàkk ci nguur gi mu bàyyi xel bile gox nga xam ne oto yu bëri dina jamono ji ci la ñuy jaar di prox ndollu mën a dugg ci biir réew mi rawati nag ñu nekk ci jamono joo xam ne kenn ku nekk war ngaa toog fi nga toog waaye kenn ku nekk tamit war ngaa sàmm kaaraange askan wi ngir wér-gu-yaramam gën a sax dàkk ñu teewlu Modou Seck nekk adjoint maire bu commune bu Médina Salam 2. table bi nekk sama gannaaw fii la Sénégal yemoo ak Gambie suñu mbokki Gambie yi am nañ ci taxawaay bu ma sëkk tey seen askan wi déggal nañ leen si loolu ndax gisuñu jaaba jële man mbiig alerte nañ ma en tant que premier adjoint maire ay weer une heure si guddi na ma nag am na oto yu ñu gis mënuñu wax na ne oto yi fii la dëkk wala faa la dëkk ndax gisuloo numéro mënuloo ko adressé benn réew waaye daal yoon bi moom mokk na Faty Cangay ak Kaffrine mooy nekk 70 kilomètres boo ko yokkee nag ñëw fii si frontière bi mën nañu wax ne ay 90 kilomètres dana ko mat ndax soriwaay bi ak débordement yoon bi ni mu mel ci enclave yi si métti loolu nag moo ñu jaaxal mooy ñeneen nag nañ waxtaan ak suñu état xamal na ko naan am nañ jafe-jafe si wàllu maanaam mi siral suñu bopp li fi nekk suñu mbokki Gambien nag gërëm nañ leen comme ni ñu gërëm suñu autorité sénégalais yi ndax am nañ Pastef seen askan it gërëm nañ leen ndax déggal nañ leen ñi fi jaar au niveau frontière la ñu génnee wax day leer
kon fii nii ñu xool ne fii dafa mel ni kon frontière la mais également wala sax forêt bu yaatu la boo xam ne sori na lool. fi nga jàkkal ni Babalon la dex la moom spécial. nag moo continuer xur bi moo continuer ba parti càngaay mën nañu wax ne dem na daal lu bëree bëri si biir Sénégal moo tax dañu doon demandé ñi aménagé ñu ko ñi mën di bay noor ak nawet ndax mën na yenu région bi waxuma la sax département bi mën na yenu région bi. soxna Faty ci loolu sax naam boo gisee jafe-jafe yi terewut bi leneen li mu ki làmboo mu di dem beeg digg bi ci gox bi daanaka bu ñu xoolee yoon yi dara jagu ci. moo ni sabab tamit ñoom ñu gën a dolliwaat feddali ak kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi bàyyi xel gox bi la nga xam ne ruqe na lool ci biir réew mi waaye tamit dem bi jafe na. moo tax tamit ñu war a gën a ñoŋal kaaraange gi ci gox boobu lu ni mel borom dëkk kat Ali Fana moo ko biral. te ñu ko waaye kaaraange gi doyul fi de dafa manqué lool ci daal maanaam boo bëgg a xettile ko doo gis ku la xettile. soxna Faty tey lii leen di jëloon fi nga xam ne moom moo di ci dëkk bi di Pàncang yemboog tey ci altine ji naam gox bi làq na ab forêt boo xam ne tamit dox na seen diggante mu di forêt boo xam ne mën ngaa dox ay kilomètres doo jot benn dëkk rawatina dex gi nga xam ne tey moo dox seen diggante ak réewu Gambia lii moo nekkoon leen jëlee fii ci diwaanu Pàncang leen delluwaat antenne bi soxna Faty jërëjëf. Oumar Ndiaye la woon mbokk yi ñu koy sant di ko gërëm jaajëfal itam naka noonu sunu correspondant yi ñu àndaloon ci miroir Covid 19 opération daan coronavirus ni ñu jeexalee saa su nekk dañ leen di dégtalaat li nga xam ne moom mooy li génn tey jilee total bi nag bu nu ko xayma Sénégal am na ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn cas yu Covid 19 jamono ji ñu àddoo ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci am pàcc ñi ngi toll ci téeméer ak fanweer ak benn. ñi ci wér nag seenu lim itam mi ngi toll ci juróom-ñeent fukk ak ñaar tey ji yemook juróom-benn fan ci weeru avril atum 2020 ci ñu defal test ñeent ñoom ñoo ci am lii di Covid 19 ñaar ñoo ñàkkagum seen bakkan kenn ki di Pape Diouf keneen ki itam di benn soxna bu ñu xoolee nag carte bi région yi am Covid 19 daanaka bari na ndax géej la Ndakaaru Thiès Diourbel Fatick Ziguinchor Kolda Tambacounda ak diwaanu Louga ñu leen di jaajëfal bu baax ci seen safo ak seen kóolute di leen jox dig daje ëllëg ci kattanu yàlla ba tey ci miroir Covid 19 opération daan coronavirus.